asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Ngor Plus comme tey ni ñu koy defee chaque instant donc ñu ñëw fii ak seen émission entretien plus mu nekk émission boo xamante ne day dem si gox-goxaan yi nii pour jële fa taataan see muy mouvement yi association yi ASC yi ñëpp pour ku nekk wax sa jaar-jaar yi xamante ne moom nga war a defal sa gox donc tey jii ñu nekk si benn quartier boo xamante ne peut-être damay bàyyi. sama invité moom moo présenté avant d'entrer dans le vif du sujet Pape ñu ngi lay nuyu nga présenté waa téléspectateur Ngor Plus. waa Ndoye ñu ngi lay fay ñu ngi lay nuyu bu baax itam di nuyu ñi nga xamante ne itam ñooy Ngor Plus sa caméraman yi di nuyu itam ñi nga xamante ne ñooy waa Yoff di si jiital imam Doudou Makhtar Laye di ñaan sunu borom mu yàggal ko fii te wéral ko di nuyu itam sunu mouvement muy jàppoo suxali sunu Yoff di jiital si nuyoo bi président Moustapha Tall. mu wasaare ko si ñi nga xamante ne ñooy njaboot gi waaw loolu lañ amoon say kàddu yoo xamante ne moom la ñuy ibbee di la déglu Ndoye. waaw Pape dama dégg nga ne mouvement soxali suñu Yoff. jàppoo suxali suñu Yoff oui. waaw parce que tur bi dafa c'est tellement éphémère ba parfois ni tu as un problème pour définir ko. Est-ce que yow bu ñu la laajee tey mouvement bi lan nga ñu si mën a wax. waa tur bi comme ni nga koy waxee parce que dafa am mot bu mu dendal muy ànd. loolu mooy problème mu ñuy bari bu ñuy def définition ci mot bi. muy am problème. mooy ànd bi ak jàppoo. mais jàppoo suxali suñu Yoff mooy mot bi. mouvement bi noonu tudd. président bi di Moustapha Tall. waaw loolu daal mooy turu mouvement bi pour ñëpp bàyyi ci xel. mouvement bi nag li tax mu juddu. mooy comme ni nga koy waxee Moustapha jeune la dëkk Yoff. juddoo fa yaroo fa màggee fa defe fa lépp li nga xamante ne mooy enfance am. gis population bu Yoff ni ñuy dunde mu nekk ndaw yàlla dimbali ko mu am teraangaam chaque jour nit ñi dañ koy solliciter ci par rapport au problème yi nga xamante ne moom la ñuy am nga xam ne loolu maire la waroon pour mu def ko ñoom sentir ñu seen bopp nag ci li nga xamante ne mooy maire bi tax ñoom ñu koy solliciter di ko solliciter ba ñoom ñu dem ba sentir que ne Yoff am na budget te Moustapha li mu ñuy jox alali boppam la. kon ñun suñu ko dénkee suñu budget yaakaar naa dina ko gérer normal dina nekk loo xamante ne dina dellu siwaat si ñun loolu daal mouvement bi moo tax mu judd. mais donc mouvement bi man ni ma ko déggee donc mooy que ne mouvement bi aussi day dox si social. waaw kase mooy objectif am parce que logique boobu lañ topp ba mu tax Moustapha mu nekk candidat mooy social lañ xamee Moustapha Tall parce que li tax social lañ ko xamee mooy sunu borom dafa dogal El Hadj Omar Tall muy way juróom. dëkk Yoff ñëpp xam ko ci xurwa këram mu nga fa yàlla dogal moom mu juddoo ci keppaar googu noonu fekk waay juróom di dimbali ay nit moom nag mu amoon sens lépp lu waay juróom di def mu koy assister di gis te wolof dafa ne nit ku nekk say waay jur ñooy sa royukaay gannaaw nag bukki mbaar ndax bu waay juróom dëddoo rek njaboot goo gis dina am kuutaay te kuutaay nag yàlla moo koy décider kan moo war a nekk kuy wuutu ki nga xamante ne mooy kilifa gi fi jóge sunu borom dogal ko ci moom nag mu daal di jël yoon woowu di dimbaliwaate rek. waaw loolu daal moom mooy mbir mouvement jàppoo suxali suñu Yoff dimbali waate kese moo ko tax a jóg ak Moustapha Tall. da nga wax benn wax bu am solo ci biir ma dégg ko muy mairie Yoff. donc tey jii nii si sama entendement yéen da ngeen di xëccoo fi mu nekk ni mairie Yoff. waaw parce que loolu moom suñu borom dogal na féete na boor parce que nit ñaa ngi ko doon laam-laamee mais ki nga xamante ne muy président Moustapha Tall dafa mas a jox loolu yitte parce que yàlla dafa dogal ñi fa nekk waaw seen ngëm dëgërut. maanaam bi nga xamante ne Moustapha Tall jóg na boobu ba léegi li ñu jàppoon seen xel ak di ko diaboliser population bu Yoff mooy kii jóg di Moustapha Tall lu mu am moo ko tax a jóg nañu ko bàyyi mu dox dajale ba mu yemb ñu seet luñ ko neexale mu daal di ñëw ànd ak ñun jox ñu li nga xam ne moom la doon liggéey far yàlla dogal njuy leen Moustapha Tall candidat la pour maire Yoff fas yéene indi changement boo xamante ne ñun bi ñu juddoo ba tey Yoff am indépendance si depuis Mamadou Diop ba fi ñu toll nii may waxee ak yow mosu fa am. loolu daal mooy objectif Moustapha Tall président mouvement jàppoo suxali suñu Yoff. léegi yéen en tant que jeunesse parce que def naa fi quelques reportages par rapport ak moom. mooy bi ñu demee Ngaparou moom mu am jéego yu mu def foofu noonu ak leneen ñu koy dégg parce que ñun dañu def suñu investigation par rapport ak le président ou bien PDG. waaw parfois sax on dit le maire. pourquoi le mot le maire aussi. waaw pourquoi le mot le maire ñun ñii sax daf ñu jaaxal parce que moom musul incarné loolu ba fi may waxee ak yow sax du ko incarné mais population bi mooy li ma lay wax parce que am na benn mag bu ko wax mu ne képp koo xam ne da nga nekk ci ab gox di fa def social maire nga xëy na moo boobu loolu moo tax muy ñëw le fait que moom mu nekk ndaw
nekk si biir gos bi képp koo xam ne da nga am ordonnance wala lépp luy nécessité doomu aadama bàyyiwul dara bu fekkente ne daf ko xam maanaam daf siy dugal loxoom loolu moo tax moo boobu di ñëw si kawam te yàlla na ko yàlla def. parce que man j'ai fait un constat par rapport ak les leaders yi nekk Yoff. muy Birame Gningue ma koy nuyu au passage. ak ñeneen. mais je vois que le maire Moustapha Tall. moo gën a jeune ci langue politique gi ñu gis instant bii nii à Yoff. waaw loolu suñu borom moo ko dogal te xam nga àdduna bi fi mu toll booy suivre actualité partout dans le monde da ngay gis jeunes yi toujours ñoom ñu ngi ñëw en devant parce que il est temps ñi nga xamante ne ñooy mag ñi ñu gëm ni ndaw dañ ko war a teel a responsabiliser ndaw dafa war a teel a jël ay matukaayam ngir mën a wuutu ay baayam parce que candidat yooyu nga fiy wax yépp ñu nekk ay mag plus que moom Moustapha Tall man bu fekkoonte ne man dañ ma doon demander conseil dama leen di wax ñu ñëw rek ànd ak moom noppalu xam ne lépp lu ñu yéene ak mébét bu fekkee Yoff rek leen ñor Moustapha Tall mu ngi si te ñoom ñëpp xam nañ ko. mais je vois que comme dañu gis ne peut-être ku si nekk tey booy xëccu da nga naan Yoff moo ma tax a jóg Yoff moo ma tax a jóg. waaw donc man tey dama bëggoon a joxe benn suggestion par rapport ak ce fléau là fléau bi mooy donc pourquoi pas ne pas se réunir autour d'une table pour discuter l'essentiel de Yoff. par rapport ak phénomène bi xamante ne moo am parce que ku si nekk yaa ngi naan Yoff moo ma tax a jóg. ñu bàyyi seen intérêt personnel. pour ñëw liggéeyal Yoff. merci beaucoup Ndoye si question bi nga posé parce que c'est très important loolu ñoom ñuy wax ñëpp la majeure partie seen bopp moo leen ñor mooy dëgg li ngay wax ni am na ñu jógoon di ko dox bi ñu ñëwee kër Moustapha Tall toog Moustapha Tall daf leen promettre PDG ni leen lépp loo xamante ne da ngeen ko décider pour Yoff man ànd naa see génn pour intérêt Yoff bu fekkee sama candidature bii nga xamante ne dama ko peser nekkul intérêt pour Yoff bu ngeen toogee waxtaan ba pare man pare naa pour retirer sama candidature ki ngeen choisir pour Yoff ma ànd ak moom jàppale ko pour développement Yoff mais man moom bi mu waxee loolu ba pare man dama si teg ñooñu nga xam ne ñëwoon nañ fi ma ne leen li ngeen bëgg a def ñëpp meluñu Moustapha Tall du yomb te effectivement noonu la demee ñoom ñëpp bi ñu demee seeti ji leen kenn nanguwu si ànd ak sa morom kenn nanguwul kenn jiitu la te bu fekkee Yoff moo leen ñor kon du dëgg bu fekkee Yoff moo leen ñor kenn ku nekk day bàyyi intérêt yi boppam daal di xool intérêt Yoff xam ne ànd nekk benn mooy tax Yoff jëm kanam. waaw donc dañuy rebondir loolu c'était juste benn transition par rapport à si question bi ñu bëggoon a dugg. ñu wax si langue politique yi. parce que tey nii bon je pense que Yoff si fan yii nii yëngu na trop si politique. donc loolu la moo ko waral. waaw yëngu-yëngu bi rek lan na moo ko waral mooy Moustapha Tall mooy déranger ki nga xamante ne mooy maire bi fi ne parce que yëngu-yëngu yëpp moom la. ah Moustapha Tall instant day déranger. waaye day déranger bu baax. si nan lay déranger xam nga wolof dafa ne bis bu set. buur bu gisee luy folli nguuram du ko neex. gëstul ci histoire. waxaatal loolu ma de. dama ne buur bu gisee loo xamante ne day folli nguuram du ko neex. wëral ci histoire dama lay jox benn histoire muy David et Goliath. boo suivre histoire boobu noonu rek loolu la. parce que ki nga xamante ne mooy Jaaluuta nekkoon booru Daawda ba Daawda commencé jël ampleur automatiquement dafa arrêté parce que Daawda c'est un lieutenant de guerre di dem di gagner ay xare succès bi commencé ñëw ci côté moom dafa ne écarté Daawda pour moom ñëw devant ndax Daawda mu ngi rapporté succès te loolu la bëgg. parenthèse mais Moustapha Tall li tax ma ne la day déranger Diouf Sarr parce que comme ni nga ko wax yëngu-yëngu bi fi am. démb fi nga xamante ne dañ fa demoon muy rawante gaal bi ñu parrainé monsieur le maire Moustapha Tall moom mu nekk parrain comme Moustapha Tall ñu ngi wër di wax nag naan Moustapha Tall simple invité la Moustapha Tall dépassé na foofu ak waayo simple invité parrain la woon ci événement bi. parrain la woon ci événement bi ñoom ñooy wër di diaboliser nit ñi naan simple invité c'est pas une simple invité Moustapha Tall c'est un parrain def fa ñoom lu ñu fa deful ñëw ànd ak délégation simplement. parce que ñun duñu ay nit yoo xamante ne amuñu su xel wala duñu xalaat ñun doxuñu ci violence waxuñu ci violence Moustapha Tall dafa ñëw ak ni ñu koy waxee simplement ak délégation pour yéeg ci place yi nga xamante ne dañ ko fa réserver loon ci ñi nga xamante ne dañu organiser woon seen programme ñoom ñu ne nag Moustapha Tall yow doo ñëw ci programme bi est-ce que ñoom ñoo organiser programme bi bay sàkk kuy ñëw ku dul ñëw loolu moo fa indi li fa xew coow li nekk ci dëkk bi yëpp ñëpp di lëmbee Yoff mais foofu laay profité di wax jeunesse bi Yoff mag ñi nga xamante ne tekkiwuñu dara ci biir Yoff mën nañ ko waxee noonu parce que buñ la falee maire nga war a nekk responsable war a am esprit bi nga xamante ne mooy esprit kilifteef parce que Diouf Sarr Moustapha Tall maanaam Diouf Sarr Moustapha Tall day dugg ci biir kilifteefam parce que mooy maire
nangul nañ ko mais kilifteef responsabilité la da nga koy assumer li ko waroon mooy bu Moustapha Tall ñëwee bu njabootam jógee di yëkkati violence mu àddu mais defu ko mu ngi assister toog di xool ki nga xamante ne mooy femme bi nga xamante ne identifié nañ ko ndax image yi ñu ngi dem moom moo wàcc jóge ci délégation am nekk conseil daal ne Moustapha Tall du fi yéeg teg ko fan moom mooy kan moom Diouf Sarr lan mooy problème am ak waa Yoff ba buy dugg Yoff mu mel ni ku jëm xare ba buy dugg Yoff mel ni ku jëm guerre lan mooy problème bi ba force de sécurité bi muy àndal kenn mënul xam ku ko gis da ngay yaakaar ne kii tey Yoff dafa am guerre y a un problème parce que war na mën a ñëw dugg Yoff librement dox ndànk sans garde corps mais lu tax moom bépp programme wala fépp fu muy jëm si Yoff day mel ni day naan Yoff tey ndax guerre moo fi am c'est pas normal na xoolaat taxawaayam bu baax xam ne bu nguuram di jeex bu mu ko wéer kenn na xam ne Moustapha Tall dafa ñëw pour nekk maire Yoff pour changer xar kanamu li nga xamante ne mooy Yoff te waa Yoff ñoo ko bëgg bis bu ko waa Yoff bëggatul moom Moustapha Tall mu dem toog mais tant que population bu Yoff ñu ngi bëgg pour Moustapha Tall nekk seen maire Moustapha Tall du si reculer virgule te moom Diouf Sarr mu xam ne moom laay adressé ay problème ay samay parole Moustapha Tall du ragal àndul ak ay ragal gënoo kaa dëkk si dëkk bi gënoo ko tekki si dëkk bi li nga fiy def benn mu ngi ko fiy def fukk waaw donc si loolu noonu aussi la ñuy dem en guise de transition parce que tey defe naa sama caméraman bi àndoon nax yéen ba après waa association bi ñi defoon kii bi manifestation bi démb waa saf ñeex donc saf ñeex tamit bon démb ñeex mi safoon na démb tamit aussi trop dafa ëpp nag ñoom lañ def parce que bi ñu leen oowee noonu après def nañ benn sargal nañ le maire Moustapha Tall donc si élément boobu lañ leen di tegal si biir émission Entretien Plus. waaw di am mbégte daje fi ak GIE bi nga xamante ne bi muy doomu Yoff muy ñoo xamante ne ñi ñu am solo ci biir Yoff bu ñu waxee saf ñeex xel yi dina dem ci lu bari ndax ñii dañu boole seeni xol ak seeni xalaat at mu jot ñuy bëggal waa Yoff Moustapha ndëkk ànd ak waa Yoff ànd ak it mouvement boo xamante ne bii mouvement bu am solo la ci Yoff ñu koy jàppale bon Moustapha tey bu ñëwee fii fekk si leen yéen waa saf ñeex dama ne lii collaboration boo buy continuer pour toujours la parce que bi ngeen ñëwee wax ma ko laa ne leen dinaa leen boole koo xamante ne kii moom day waxam du dañ te lu mu waxit dina ko def si la au coordonnateur bi muy Pam Ngom wax ko ndax booba dafa yemoo ak suma kër am dëj suma papa Mamadou Mbengue loolu moo waral Pam Ngom dox ko ba yàlla def lii am bon ci biir loolu yéen waa saf ñeex ñun dey dañu leen di gërëm ñun ñi nga xamante ne ñi ñun ñoo nekk ci mouvement bu Moustapha Tall dañu leen di sant di leen gërëm ndax tuddal la nit tuddal loo xamante ne lii dafa am solo tudde dafa am solo yéen nag da ngeen jël seen événement lu toll ni événement bu mel nii ngeen jël ko tudde boole ci ñi ngeen tudde guddi gi ñi ngeen tudde bëccëg bi ñi ngeen tudde bés bi muy boole ci Moustapha Tall mii nga xamante ne mii suñu lépp la bon ñun wax dëgg yàlla amuñu seen fay dañ leen di sant di leen gërëm waaye di leen wax ne ay gor ngeen waaye ay gor ngeen ko séqal te incha allahu rabbi ànd bi dina dema dem ba yéen seen wàllu bopp di ngeen ne kat ñun xamuñu woon ne lii lépp mu ngi ci Moustapha Tall Moustapha Tall mébétam ci yéen mébétam ci dëkk bi weesu na fii yëpp te incha allahu rabbi yéen day xam ngeen ma xam ngeen ne man du ma dugg ci caaxaan xam ngeen ne man du ma nit koo xamante ne kii dañ may fekk ci loo xamante ne lii du noonu bon yéen waa saf ñeex wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax rek ne ànd bi dañuy ñaan mu jëm ca kanama ndax Moustapha mu ngi Yoff yéen a ngi Yoff lii dañuy ñaan incha allahu rabbi déwén événement bu gën a ëpp bi bu gën a rëy bi
ah ñu def ko. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax di sant tamit sama ñaari waajur di nuyu képp ku nga xam ne mi ngi yewwoo Yoff di nuyu képp ku nga xam ne mi ngi yewwoo Sénégal di nuyu képp ku nga xam ne mi ngi béggee Moustapha Tall rawatina sama mouvement muy jàppoo suqali sunu Yoff di béggee bu baax a baax a baax waa Saf Neex béggee gu ma leen di béggee am na tàmbali mais amul yamukaay parce que dañu def lu nga xam ne lii mooy Yoff muy espoir bu nga xam ne waa Yoff ñoo ko créé astaghfirullah lébu yi ñoo ko créé ñoom ñu ñëw boole ma ci parrain yi doon def benn rawante gaal bu nga xam ne tey adduna bi yëpp presque ñoo fi daje woon mu nekk image bu rafet image bu nga xam ne dafay jaay sunu dëkk da koy yóbbu ci yeneeni dimension loolu bu ñëpp meloon ni waa Saf Neex comme nuñ koy doxale kon gëm naa ne Yoff dina jëm sa kanam te ñun loolu la ñuy ñaan ci ginnaaw loolu lu ma indi mooy cant ak ngërëm mais du leneen parce que lépp lu mën di xew man maa ngi gërëm bu baax a baax a baax waa Saf Neex gis naa seen taxawaay ci man rafet na ci loolu nag lu ma ci yokk mooy ñu tàppe xol yi bennoo xam ne ñun ñëpp Yoff lañ dëkk parce que tey jii lépp lu mën di am ku mën a gaañ sa moroom bu amee problème da ngay xëy dem seeti ko kon bu ñu nangu ay nit du ñu def loolu nga xam ne lii bu ñu yëkkatee yat di dóor sunu frère la ñuy dóor wala sunu sœur wala sunu yaay wala sunu papa loolu bu ñu ko mës a nangu ci kaw suuf bu ñu nangu kenn du ñu xeexloo ci sunu biir nañ leen xam ne lépp lu fi mën di am alalu àdduna la te fi lay yam te àdduna gudd na tànk gudd tànk gu nga xam ne tey lépp lu waaye di lebal nit na doon lu baax man de ku ma lebal lu baax ma fay la lu baax ku ma lebal lu bon ma fay la lu baax parce que ñun noonu lañ ma yaree loolu laa xam tey di masawu ñëpp ñu nga xam ne tey ñu ngi woon ci rawante bi ak di masawu tamit ñu waroon a àggale rawante bi te mujjul am parce que man bu ma sañoon dañ koy def ci jàmm ak salaam kenn ku ne ñibbi ci jàmm ak salaam parce que ñun jàmm lañ xam tamit fair play lañ xam mais nag maa ngi jéggaluwaat bu baax a baax a baax askanu Yoff maa ngi jéggaluwaat bu baax a baax askanu Yoff parce que gis naa nuñ ma tettee ak fuñ ma teg parce que man gis naa ne ku ma xuri ñoom dañuy am lu leen di naqari peut-être na xëy na du sama njàmbaarte ndax yàlla moom lu mu def kenn xamul lan moo tax mu def ko man xawma keneen ak keneen xamul mais tamit lu may wax rek njàmbaar amul ku ñu dimbali moo am te xëy na yàlla daf ma jàppale ba ma toll fu ma toll nii mais du sama njàmbaarte si ginnaaw fu may tëjee nag maa ngi gërëmaat bu baax waa Saf Neex tey dinaa wax ne collaboration bi dafay continuer mais du yam fii te incha allahu rabbi lépp luñ ma woo muy suba muy guddi muy tàng muy naaj maa ngi si ñoom suba buñ tëggaatoon beneen rawante gaal xam naa man maa fi jiitu te man maay gën a xejj si ñu fi si ñuñ ko tuddee te incha allahu rabbi loolu dina am maa ngi gërëmaat bu baax waa Yoff di gërëm ñu ma àndal di gërëm sama staff technique bi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah merci beaucoup. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen doon leen nuyoo ñu ngi leen di dalal maa ngi yëkki kàddu nag waaye du sama ay kàddu te wax jafe surtout booy wax ci mbooloo parce que di nga wax ñu yaakaar ne yaaka wax te fekk waxu mbooloo nga jotale bon lu fi jub ngeen xam ne suñu boroom la lu fi dënga yi ngeen xam ne jàmm bu matade bii la monsieur Tall waa Saf Neex ñu ngi lay dalal yàlla dafa dogal nag nga fekk ñu ci moment bu xaw a délicat
muy dañu am góom parce que honnêtement li xew démb góom la boo xamante ne ni dafa ne ba léegi ci suñu ay xol waaye lépp gën dee amul lu góom buñ mënula faj ba mu des góomu dee ndax oote Sénégal gépp la noo démb Mbuur Joal Kayar raawante bu mel nii yéen ñii ngeen xamante ne ay doomi lëbu ngeen gëj ngeen gis raawante bu mel nii bon li ci gënoon yiw rek mooy mu àgg ak jàmm te loolu rek lañ ci jublu woon bëgg mu rafet rek bëgg woon nit ñi ne ñun ñoo bokk ndey ak baay moo tax ñu boole ñetti leader politique yaakaar ne ñun ñëpp ay doomu aadama ay noble lan amul lu ñu warul la mën a bokk wax ko waxtaane ko defar ko ba mu rafet parce que ñun ñëpp comme le leader ni mu ko waxee dafa rafet leader noonu lay def yow doomu Yoof nga képp ku gaañu ci doomu Yoof rek ndigim bëgg nga Yoof loolu daf la war a naqari bon ñu di la jàjj si wax bii nga wax nii nga continuer si allure boobu ñun daf ñuy neex ñun ngeen jóge fii bés ni ki tey yéen ak yeneen ñi nga xamante ne yéen a bokk terrain politique bi ngeen ànd bokk ndey ak baay xam ne kenn mënu la jox sa moroom lenn lu ko yàlla joxul tuutil mulk man tashaaw yàlla loolu doom bu ko gëm doo xeex doo xëccoo doo puusante te li nga war a am nit mënu la kaa teree am rafet na nag mais gën naa rafet ndax bokkax sa nawle mbir mu am si loo xamante ne nii daf kaa xaw a du lu naxari sax gaa ndax dee rekk naxari si àdduna mais xaw na doy tuuti waar nga ñëw massawu ko loolu dafay apaiser douleur bon yow bu ñu gaañu woon bu métti woon à 100% yow apaiser nga ko à 60% wala 70% bon yàlla nañ ko bokk ñun nag bëgguñu lu dul jàmm ci dëkk bi bëgguñu lu dul lu rafet ci dëkk bi ñu ànd gor ànd nawle ñun ñoo ne woon dañuy ñëw indil la li nga xamante ne nii ñun ñoo la fi woo yow indi woo fi sa bopp ñun ñoo la fi woo te woowuñu la it bedd la dan la woo wutal la place pour boo ñëwee ñu teg la fi mais nettali xuloo dafay indi xuloo loolu taxuñu fi jóg ñun ñu sommes apolitique waxuñu fii waxu politique waxu kenn nag taxawul ci ñun fii du président Cheikh du man mii fi gën a néew ran fii luñ fiy wax dañu koy waxtaane ba mu jub ñu xool lii ci gën a yell lii ci gën a rafet ñu teg loolu am na lu ñu waxante woon fii mais du loo xamante ne lu ñuy wax la ci ay écran parce que lii day wër monde bi day wër adduna bon ñu bëgg rek Monsieur Tall yow ak ñii nga xamante ne nii yàlla boole na la ñoom muy ndir mii nga xamante ne nii ñoo bokk dëkk xamante nga ngeen gën a jàjj xale yi xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk gaañ ñoo bokk baay wallahi ku si gaañu fii bu ëllëgee di nga dem seeti ko wala sa rakk dem seeti ko wala sa mag dem seeti ko parce que ñu neen la Monsieur Tall ñu ngi lay sant di la gërëm dañ bëggoon na def délégation ñëw ba si sa kër ñoo suñu jigéen yi nga xamante ne nii ñoom seetaanu ñu si dara du si dara loolu ñu seetaanu ñu ngi leen di massaw ndax démb amuñoon occasion pour remercier leen ci biir nit ñi parce que excès gu ñu woon foofu waaye ñu ngi leen di ñaanal suñu borom yàlla na suñu borom doole ñoo gën a jubbaale ak yéen wax bi nag gaa guddakoon mu gàttakoon moo ko gën bu ñu sañoon ñu wax la loo xamante ne nii fii ba suba njariñ lay doon te mu néew mu gàtt lu ci baax ngeen xam ne suñu borom la waaye lu ci dënga yit ngeen xam ne jàmb doyadi bii nga xamante ne moom leen désigné pour mu wax moom moo ko xalaat wax ko ñu bëggoon la remettre lii nga xamante ne nii mooy trophée bi la waroon jox démb. waaw donc gis ngeen élément boobu tey jii nii donc mu nekk loo xamante ne aussi c'est à réitérer par rapport ak li xewoon démb donc jàmm tamit lañ war a sàkku si ñëpp jàmm dañ ko war a dox parce que politique après ñun ñëpp ñu neen la quoi muy Ngor Yoff Wakaam
on doit œuvrer dans l'émergence on doit œuvrer parce que ñun ñëpp ñoo bokk buñ bokkul maam aussi ay doom baay lañ wala ay doomu ndey lañ donc comme ñoom waa Safñe niñ ko waxee sargal nañ Moustapha Tall c'était juste aussi pour montrer que aussi que Moustapha Tall aussi était un parrain ci biir manifestation bi donc moo tax ñoom tey ñu oo leen ni pour sargal le maire Moustapha Tall ban commentaire nga def ci loolu. waaw commentaire bi ma siy def di ko rafetlu bu baax parce que GIE Safñeex dañu nekk GIE boo xamante ne GIE bu am taxawaay bu rafet la si Yoff nekk ay nappkat organisé wu am solidarité seen biir bi ñuy organiser seen programme Moustapha Tall yëgul ñoom dañu am yéene si seen xol bi ñu defee seen programme man mii sax lañ oo parce que en tant que coordinateur c'est normal suñu tons ndiir lañ woo mu relancer leen si man en tant que coordinateur man ma wax ak monsieur le maire mu kontaan si bi ñu ñëwee itam këram mu dalal leen ñoom ñu wax que ne que ñun de suñu yéene nappkat yi depuis président de la République ba ñëw ñun sentir nañ suñu bopp si moom moo tax programme bi ñuy organiser sargal président de la République lañ si jub te gis nañ yow Diouf Sarr si njabootu président ngeen bokk kon jaadu na pour ñu def leen parrain moom mu kontaan si trop nag def si li mu mën ak li mu mënul pour programme bi am réussite bi mu am sargal bi nga xam ne def nañ ko nag ak déplacement bi mu dem def si ñoom li muy symboliser mooy wane ne moom nitu jàmm la wane ne nit ku dal la wane ne nit ku tee la wane ne bépp doomu Yoff boo xamante ne da nga am lu la naqari du si moom lay jóge wane ne itam violence bi nga xamante ne am na fa démb moom amu si benn responsabilité parce que ñi nga xamante ne ñoo incité violence bi xam nañ leen loolu moo tax moom mu def déplacement dem si ñoom tamit ñuy nekk ay nit yu baax nit yu reconnaissant parce que bi ñu ñëwee ñu bëgg a humilier Moustapha ak bëgg ko rey yooyu yëpp ñoom dañu taxaw pour assister wane ne Moustapha suñu éviter la wane acte de solidarité ñu ngi leen siy remercier bu baax si turu ki nga xamante ne mooy seen président muy Cheikh Ngingue ma xam ko bu baax xam ko si dëggu ak fulla ak fayda loolu daal moo tax dañ leen di ñun tamit ñu ngi leen di remercier par rapport ak sargal bi nga xamante ne sargal ngeen ko PDG muy Moustapha Tall monsieur le maire de Yoff. benn question par rapport ak langue politique gi. Moustapha Tall PDG maire. day dem moom kese wala day dugg ci coalition. waaw parce que xam nga élection moom day dugg ci coalition dem élection sans coalition loolu xam naa ne jafe na trop fi ñu toll parce que ñëpp dañu bëgg a nekk ay leader loolu mooy tax saa boo jógee pour ne man candidat la am na ñoo xam ne amuñu possibilité pour joxe ay caution am na ñoo xam ne amuñu possibilité benn quoi ci cadre politique dañu nga yor mbooloo dañuy jéem a seet koo xamante ne taxaw na pour ñu mën a ànd ak yow moo tax toujours par coalition ngay dem ñi nga xam ne bokk nga ak ñoom ay principe nga mën a àndal pour dem élection ñun ci logique boobu la ñuy demee mais li wér rek daal moom mooy candidat la dina dem élection bu soobee yàlla. donc candidat bi nii peut-être loolu peut-être dinañ ci ñëwaat ak moom ci ay jamono. pour que mu gën a éclaircir par rapport ak programme bi ak nan la nar a demee ci élection yi. mais donc Pape dañu gis ne aussi lébu gi. pourquoi muy sooxee par rapport ak ñun ni ñu ko bëgg en tant que jeunesse. sincèrement parler man toujours dama siy waxtaan ak samay morom yi may nekkal Yoff waaw ñun bi ñu gënee nekk xale li ñu doon gis suñuy kilifa yi ñu xamoon taxawaay bi ñu doon am dafa wuuteeg ñi fi nekk tey xam nga ndombal tànk bu ñu la ko takkalee ngir ab dëkk li la war mooy tëdde njaaxaanaay soit nga nekk jaraaf soit nga nekk saltige soit nga nekk ndey ji réew ak loo mën a doon ndombal tànk gi pour dëkk bi la parce que dañ naan saltige Yoff jaraaf Yoff wala jaraaf Wakaam wala jaraaf Tëngéej kon amul benn nit boo xamante ne dañ koy seppi ne man kii laay àndal kii laay féete da nga war a tëddee njaaxaanaay tëddee nday comme nuñ ko waxee nday ji seex muy képp koo xamante ne dafa ñëw nga xoolee ko comme sa bopp xam ne doomu Yoff la xam ne intérêt Yoff moo ko tax a jóg te yow looloo la fi bàyyi mais nag doxalew ñu noonu malheureusement dañu jéng jëme benn boor ñi nga xamante ne nag dañu am ay am ay ambition am ay bëgg-bëgg loolu du leen neex duñ leen empêcher di leen obliger ñu xool benn bërëb loolu moo indi pëccëxoo gi fa am mais dëgg si Yàlla lu ñuy ñaawlu la ndax nekkul lu rafet war nañu mën a nekk benn parce que pour ñu avancer loolu rek moo ko mën a def war a itam tenir discours yi nga xamante ne mooy jur jàmm ci suñu biir parce que kenn mënul dem bàyyi sa moroom ñun ñëpp ay mbokk lañ ku bokkul ak nit ki ci nii bokk nga ak moom ci nee ndax dëkkandoo rek wolof dafay lislaam sax wax na ci dinañ dem ba dëkkandoo dafay am àq ci ki nga xamante ne moom la dëkkal su faatoo ndax day dem a dem ba toll foo xamante ne mbokk la waaw loolu daal laa ci wax di wax ne nañ delloo ci seeni xel bu baax. waaw donc man def naa ñetti jours yoo xamante ne moom laa ànd ak Moustapha Tall le maire ci reportage yi ma koy def la par rapport ak ay action yi muy def man aussi dégg naa ci ay paroles yoo xamante ne surtout la jeunesse
Parce que j'ai entendu dire que la jeunesse, toute la jeunesse de Yoff est derrière Moustapha Tall. C'est à confirmer wala. non loolu moo am parce que xam nga tey kër goo dugg dama koy wax ne mag ñi dañu fi néew ndax kër goo dugg benn paa nga fay fekk wala boog benn maire parce que loolu ëpp. Mais moom aussi mu ngi door a dugg ci langue politique yi. waaw def naa bii la ci door a dugg. waaw donc tey jii ne engouement bi mu am aussi par rapport ak jeunesse bi ni c'est quoi. non xam nga wolof dafay wax toujours ne liggéey mooy fay waaw loolu daf ko liggéey. donc moom daf doon liggéey ci suuf avant que kii bi di ñëw. waaw moom yàgg na parce que nit ñi ñoom ñoo ko looloo tax nit ñi topp ko xam nga fii nit ñi kenn moomu leen wolof daf ko léeb bu yàgg fii ku ñuy luyee amu fi nit ñi kenn moomu leen tey Moustapha Tall ni mu mel si biir Yoff bu fekkoonte ne liggéeyu ko woon mënul ne am ñu te ngi fi ëpp ko bejjaaw Yoff te amuñu li mu am bu ñu génnee dara du leen topp weñ sax du leen topp waaw kon moom bu génnee waa Yoff yëpp moom bu mënatul dugg Yoff nii day làqatu soit mu jël taxi wala dara mais amatul vie ak waa Yoff fépp fu mu taxaw dañuy daw ñëw dama la bëgg parce que ku ko xool bëgg ko ndax amul benn daray violence si moom doo ko gis si kanamam doo ko gis si kàddoom doo ko gis si comportement am loolu moo tax liggéey rek kay fay dafa liggéey lu tax waa Yoff topp ko dafa liggéey jeunesse bi dañu gis seen bopp si moom parce que bàyyiwul dara amul benn sport bu nekk Yoff nit ndaw di si yëngatu lu leen la si dugal loxoom Ziblan sax bàyyiwu ko des fois sax ñun dañ koy wax yii du priorité mais mu ne nit ki li mu bëgg da nga koy defal loolu rek moo tax ndaw ñi fu mu jóg rek ñu topp ko loolu dafa am solo. mais léegi ban relation aussi la am ak ndombu tànk yi xamante ne parce que ndombu tànk yi bari nañu Yoff. waaw xam nga relation yi mu am ak ñoom. démb rek bi xoolee bi incident bi amee ba ñu gis jaraaf Youssou Ndoye dafa nekk ñëwal fii nii. ak ñi fa toogoon comme ndombal tànk yi. waaw bu fekkoon amul woon ak ñoom relation bu sérieux du ñu am bët boobu buñ koy xoolee ba di ko ñeewanta bay bañ ku ko néewal doole. parce que am na ñoo xam ne ay nitu dëgg lañ mais amul benn ndombal tànk gu nekk Yoff bu mu amal xaar ma yàlla. Moustapha daal xam nga ki am ak problème waa Yoff mooy ki nga xam ne buy dugg Yoff mel ni guerre la jëm mais moom mi buy dugg Yoff soxlawul garde corps des fois ñun dañ koy imposer mais moom duñu sax yëgal da ngay jékki-jékki ñu ne Moustapha Tall mu ngi woon fii amul soxlawul sécurité boobu mais ki nga xam ne moo am problème Yoff mooy ki nga xam ne bu duggee mel ni ku jëm xare. lan mooy sa mot de la fin. waaw mot de la fin di la sant yow tamit di la gërëm Ndoye si dalal bi ñu dalal si Ngor Plus di sant itam ñi nga xamante ne ñooy sunu waa mouvement jàppoo suqali sunu Yoff di si jiital ki nga xamante ne mooy président Moustapha Tall ndax bu ñu ko tuddee tudd nañ ñëpp bañ a lim kenn di gis sa bopp loolu moo tax ñu jël nuyoo bi di ko teg si loxoom mu wasaare ko si ñi nga xamante ne ñoo nekk si mouvement bi yëpp góor jigéen kenn nag duma ko ñàkk bañ a tudd muy secrétaire am Amina ndax li tax ma koy tudd dafa am solo dafa am liggéey bu extraordinaire boo xam ne mu ngi koy liggéeyal monsieur le maire man dafa sedd sama xol te man du ma sakk jëf ndax am na lu bari loo xam ne mu ngi rafet mu ngi baax moom daf siy dugal loxoom bu baax loolu nag du ñàkk bu ma toogee si télé bi pour ma témoigner que di ko wax jërëjëf di la encourager bu baax xam ne liggéey bi yombul waaw di la santaat bu baax yow di la gërëm si dalal bi ñu dalal ñu indi ay leeral par rapport ak li nga xamante ne xew na démb Yoff jërëjëf Ndoye. donc loolu mooy les derniers mots de Pape mu nekk le coordinateur du mouvement de Moustapha Tall le maire sax laa koy wax comme gars yi ni ñu koy waxee donc lii mooy woon seen émission entretien plus xam naa dañ leen jox dig daje ba beneen émission à la prochaine bye bye.